Donc Abdoulaye Ndour laa tudd, je suis le deuxième adjoint au maire de la commune de Darou Salam. Et la mairie de Darou Salam, donc qui fut ancienne communauté rurale, donc ancienne communauté rurale créée en 2011 avec une délégation spéciale. Maintenant devenue commune avec l'acte 3 de la décentralisation, avec la communalisation intégrale en 2014. Donc 2014 si la ñu accédé au pouvoir ci la Darou Salam nekk commune. Moustapha Thiam moo nekk premier maire, premier magistrat de la commune de Darou Salam. Depuis 2014 bi ñu ñëwee léegi am na ci soppite yoo xam ne def nañ ko, am na ci jéego yoo xam ne aussi def nañ ko ci fànn yu bëri yi nga xam ne boo xoolee fi ñu jógee fi ñu dooree ak fi ñu toll tey da ngay xam ne am na yokkute bu baax a baax. ci wàllu wér-gu-yaram defe naa ne bi ñu ñëw en 2014 dañuy fi fekk benn poste de santé lañ ko mën a tuddee ndax case de santé la woon. ñu transformé ko en poste de santé jël infirmier teg ko fa muy poste de santé bu Darou Salam nga xam ne moom kese moo fi nekkoon moom lañ fekk en 2014 bañ ko fa fekkee amul woon ndox amul woon courant li ñu njëkk a def mooy yóbbu fa ndox yóbbu fa courant waaye tamit li ñu ci dolli mooy gunge comité santé bi ba ñu am logement ICP bi ak logement sage-femme bi. waaye tamit poste santé boobu bu Darou Salam boobu ñu équipé maternité ba en matériel waaye tamit poste santé bu Darou Salam boobu tamit ñu fexe ba jëndal leen appareil échographie boo xam ne tey mu ngi foofu di fonctionner donc loolu ci poste de santé bu Darou Salam waaye bi ñu defee loolu monsieur le maire gis ne tey boo jëlee lu war a ëpp 3000 habitants yoo xam ne ñu ngi ci 63 villages yi mu ne benn poste santé rek doy donc dañu war a créer yeneen poste santé. Donc ce qui veut dire que aujourd'hui tey am na poste santé boo xam ne mu ngi Ndaama nga xam ne les travaux sont en 99% boo xam ne dañ ko war a inaugurer sax pare na ñu defar ko fa te mairie bi defar ko fa waaye tamit ñu xool ne aussi boo xoolee que Serigne Omar Touré dafa sori te amoon na case de santé fonctionnelle boo xam ne mu nga fa woon ñu relever le plateau technique jël un infirmier chef de poste boo xam ne moom un infirmier d'État yóbbu ko fa mairie bi engagé di ko fay pour nga xam ne gars yi dootuñu dawati ay 25 kilomètres pour ñëw ci poste santé bi waaye tamit ñu am suñ beneen partenaire boo xam ne doomu dëkk bi la loolu aussi mu baax na pour ñu wax ko muy kër Cheikh Omar Touré moom itamit mu def fa poste santé ce qui veut dire que tey mën nañ wax ne bi ñu fiy ñëw une case de santé transformée en poste de santé lañ fi fekk waaye aujourd'hui tey mën nañ wax ne am nañ Darou Salam poste santé am nañ aussi Ndaama poste santé am nañ kër Serigne Omar Touré mën nañ ko wax poste santé ndax c'est une case boo xam ne on a relevé le niveau technique yóbbu fa un ICP waaye tamit ñu am aussi kër Cheikh Omar Touré donc loolu yëpp indi nañ ko muy ay soppatiku yoo xam ne ci wàllu wér-gu-yaram la waaye tamit dafa am loo xam ne aussi nguur gi da koy def at mu jot ñu di ko jagleel poste yi di ko jagleel yeneen case de santé juróom-ñetti case de santé yi nga xam ne ñu ngi ci biir commune bi nga xam ne suñu jàppale du bàyyi ñu di ko def am na ci ñoo xam ne yóbbu nañ fa matériel yoo xam ne tey au moins dana tax case de santé bi soins yi ñuy def ak yooyu noonu ñu mun ko cay def waaye tamit ndimbal bi nga xam ne dañ koy jox poste santé yi dañuy jox case de santé seen wàll donc pour en politique sanitaire daal loolu moom nekk na jéego boo xam ne bu am solo la boo xam ne bi ñuy ñëwee 2014 comme ni ma la ko waxee loolu la ñu fi fekk benn case transformé en poste santé tey mën nañu wax ne ñeenti poste santé yoo xam ne ñu ngi fi te loolu weddi gis bokk ci ñu ngi fi ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu yëpp ndimbal yi ci wàllu garab defe naa ne bañ fi nekkee léegi amul benn at boo xam ne ndimbal yi ci wàllu garab ñëwul ndimbal yi ci wàllu garab dafay ñëw te defe naa ne ci seen loxo lañ koy teg ñoom ICP yi ñoom ñooy xool naka la ñuy def ba mun koo séddale ci les différents postes ak les différents cases de santé. am na ay jéego ndax tey boo xoolee ci njàngale bi tey codec bi fi nekk defe naa ne at mu jot dañ leen di defal benn budget boo xam ne dañ leen di accompagner ci seen wàll natt yi nga xam ne dañuy natt xale yi maanaam essai yi ñuy def nga xam ne dañ leen ciy accompagner di leen financer lépp activité bu ñuy def muy reprographie ak yooyu noonu yëpp dañ leen ciy jàppale waaye tamit
aussi am na classe arabe boo xam ne ci wàllu éducation moom it def nañ ko kër Serigne Omar Touré muy loo xam ne c'était un besoin sollicité par la population. waaye tamit wàllu éducation aussi mën nañu dem ba nga xam ne aussi comme dañu nekk ci commune boo xam ne wax dëgg yàlla ressources yi melul noonu étudiants yi nga xam ne tey dañ fi di nekk di jàngee ci université yi ñoom itamit bi ñuy ñëw en 2014 dañu fekk ne c'était 0 subvention. donc aujourd'hui fi may wax ak yow dañu commencé ak ñoom 400 000 ñu ngi ci 1 150 000 de subvention yoo xam ne ñu ngi ak étudiants yi te at mu jot incha allah rabbi dañ leen di dimbale di leen jàppale ci loolu. waaye tamit comme ni ma la ko wax rek génnewuñu suñu loxo ci CEM bi nga xam ne mooy l'unique CEM muy le CEM de Ndéméne bi nga xam ne yor nañ ko nga xam ne maire avec en partenariat bi mu demoon Barcelone amoon na ay machine ay ordinateurs yoo xam ne defoon na foofa waaye donte la dëkk ba amul courant waaye tamit wutoon na plaque solaire ba def ko fa pour nga xam ne au moins tey danañu mën au moins di ci mën a def seeni tirage ak yooyu noonu. En 2014 defe naa ne benn piste moo fi nekkoon à part yoon wi jógee piste bi jógee woon Daaru Salaam Nioro dem Touba Saloum jàll amoon na beneen piste boo xam ne moo jógee woon Poos dem ba Maabo ñaari piste yooyu lañ fi fekk mais tey boo xoolee en partenariat avec le PAFA amoon nañ benn piste boo xam ne jóge woon Barkiwil donc nga xam ne demoon na ba Dingiraay jaar Fass Gueye Katim jaar boobu dem waaye tey jii may wax ak yow am na piste boo xam ne tey mu ngi jógee Poos dem ba ñu dina cekkeen donc loolu aussi boo xoolee fi ñu jógee ak fi ñu toll tey nga xam ne am na yokkute ci wàllu piste bu ci boolee nag li ñu yaakaar ci waa PUDC vraiment yaakaar nañ ne daal dana am changement te am na changement sax ndax bi ñuy ñëw ñaari piste lañ fekkoon te tey yokku na ndax gis nga piste bi jógee Barkiwel dem ba Dingiraay waaye gis nga piste bi nga xam ne aussi moo jógee Poos ba dem Cekkeen nga xam ne boobu moom c'est avec l'entreprise Sine Hydro nga xam ne état bi moo koy defar. waaw ndox mi moom defe naa ne def nañ ci jéego yu bëri te def nañ ci defe naa ne mën naa wax xaalis bu bëri ndax bi ñu ñëwee rek en 2014 rek def nañ ci fanweeri million ak juróom yoo xam ne loolu boobu fekk ndox tumaranke na trop boobu la ñu indi ndox dàggase ko boobu lañ ko yóbbu Sanc Ndéméne boobu lañ ko yóbbu Daaru Liggéey boobu lañ ko yóbbu aussi Dagga Pël donc yooyu yëpp fekkuñu woon ñu am ndox waaye tamit tey mën naa la wax ne la yóbbu nañ ndox mi aussi Touba Parxa yóbbu nañ ko aussi Kër Mori Diawo donc dëkk yooyu noonu yëpp fekkuñu woon mu am ndox tey fi may wax ak yow defe naa ne bu fekkee ne am na benn dëkk boo xam ne amul ndox ci commune bi Kër Madiabel rek te loolu ñu ngi ciy xalaat bu baax a baax a baax boo gisee sax mu xaw a yéex mooy dañu am jafe-jafe château d'eau Touba Saloum bi nga xam ne boo gën a jegee Kër Madiabel dafa gàtt lool nga xam ne pression bi mënu ko yóbbu ndox waaye bu nekkul woon loolu am na ndox bu yàgg donc loolu def nañ ko jéego yu am solo waxatuma laa nag branchement sociaux yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir dëkk yi te bu ci mujj rek yàlla El Hadji Malick la nga xam ne ndox mi dafa xaw na tumaranke ci biir dëkk bi waaye fexe nañ ba yóbbu ko ba mu law ci biir dëkk bi nga xam ne bu ci ne ndox mi dana la jege. jamono ji tàkk na parce que bi ñuy ñëw defe naa ne ñetti dëkk ñoo fi amoon courant wala ñetti dëkk ñoo fi amoon courant mais tey ñu ngi ci projet bu am solo boo xam ne mairie bi moo ko jël c'est très rare au Sénégal sax boobu nga gis mairie boo xam ne day sànjaafu projet électrification rurale donc tey mairie bu Daaru Salaam donc avec le maire Moustapha Thiam ñu jël 5 villages yoo xam ne war nañ leen électrifier donc le projet est en cours monté nañ poteaux yi ba ñu ngi xëcc câble yi fil yi xam naa ne d'ici peu lampe yi dana tàkk muy Derta di Ndiayène Derta di Pël Derta di Kër Mamour Buubu Dem muy mu jëm Barkiwel loolu nag li tax ñu def ko parce que dafay baax pour ñu argumenter li tax ñu def ko mooy boo xoolee ci biir commune bi haute tension bi dafa duggul woon ci biir commune bi donc boo fexee ba haute tension bi wàcc tali bi dugg ci biir commune bi at mu jot rek
da ngay mën rek nga jël ci haute tension bi rek pousse moo gën a dem donc loolu mooy argumentaire bi nga xam ne moom moo ñu gën a poussé ñu jël millions yu bëri yooyu def ko te dañu xam ne courant aussi jamono bi ñu toll nii yokkute la ci askan bi yokkute la ci askan bi. dëgg la am na ay périmètres maraîchers bëri nañ sax defe naa ne am na juróom yoo xam ne wala juróom-benn yoo xam ne ñu ngi ci biir commune bi donc loolu en collaboration avec l'ONG Symbiose que je salue au passage bi nga xam ne mu ñuy jàppale bu baax a baax a baax a baax jigéen ñi sollicité woon ko ñu jàppale ñu ci ba nga xam ne tey am na ay périmètres maraîchers yoo xam ne jigéen ñi ñu ngi ciy liggéey maanaam ay mbayum dër yoo xam ne jigéen ñi ñu ngi ciy liggéey te tey am na njeexantam ndax tey am na ci jigéen ñoo xam ne tey la ñu mënoon avant 2014 tey mën nañ lu ko raw ndax boo demee ci périmètre maraîcher ba fekk leen fi ñuy liggéey te ñoom ci seen bopp ñoom ñoo lay wax ne la ah ñun kat tey ñu ngi am dara man mii kat jënd naa ci béy wala man def naa ci lii wala man tabax naa ci sax néeg bu ma nekk donc loolu lu am solo la waaye nag yemuñu foofu ak jigéen ñi ndax tey am na financement boo xam ne tey jigéen ñi xam naa ne boo jotoon Ami Diouf mi nga xam ne moom lañ ko dénkoon mu doon coordonné action yooyu jigéen ñi ñu bëri ci commune bi bépp GPF boo xam ne am nga récépissé financé nañ daaw rek maa ngi xool financement yi li jóge woon ci presque crédit mutuel c'était presque 52 millions waxuma la nag li jóge woon ci chambre de commerce nekkoon ay quelques 30 et quelques millions donc loolu yëpp jigéen ñi jël ko jàmbaare ba bëgg a dee liggéey fay jël seen bénéfice donc mais aussi accompagner nañ leen ci ay formation yoo xam ne transformation de produits la donc yoo xam ne Ami Diouf moom moo ko jiite woon avec l'ONG Symbiose loolu aussi am na njeexantal sur le plan social ci jigéen ñi donc yooyu daal moom vraiment xam naa ne su ma ko doon wax du jeex ndax bëri na trop bëri na trop. dëgg la loolu am na solo xam nga tey communes yi dañoo bëri te commune bu ne dafa am particularité boo ne commune Darou Salam da ngay wax dëkk bu tedd bi Darou Salam ci boppam nga xam ne El Hadj Omar Ndaw yal na yàlla yokk leeram moo ko sanc ñu di ko tiitaroo muy suñu kiiraay di suñu lépp waaye tamit da ngay wax Touba Saloum bi nga xam ne moom tamit El Hadj Bassirou Seck moom tamit ñu di ko tiitaroo di muy suñu sat bi suñu lépp moom mu ngi fi nekk kon tey boo jëlee dëkk bi boo jëlee commune bi yëpp nga xam ne taalibe Daaru Salaam lañ wala taalibe Touba Saloum donc dafay nekk dëkk boo xam ne diine moom moo fi ëpp doole ba tax na ñun moo taxoon ñu jël suñu li nga xam ne aussi jox ko cër bu baax a baax a baax a baax jox cër boobu moo tax tey bii nga xam ne tey maire décroché na benn financement bu am doole mu ne ah xaaral dinaa ci defar benn esplanade boo xam ne mu ngi Daaru Salaam nga xam ne tey jafe-jafe yu métti tey la taalibe yi doon am pour mën a bâche foofu ci période gàmmu yi nga xam ne tey loolu jeex na te vraiment taalibe yëpp kontaan ci sëriñ bi kontaan ci muy réalisation bu am solo boo xam ne tey monsieur le maire def na ko comme ni ñu koy waxee rek bi mu décroché financement bi mënoon na ko def stade mënoon na ko def leneen mënoon na ko def waaye dafa ne tey Daaru Salaam ku ko wax diina ji moo ji kon diina ji moom mooy suñu priorité waaye tamit génnewu ji suñu loxo ci gàmmo yi ak cérémonie religieuse yi ndax tey cérémonie religieuse yi tey Touba Saloum dañuy màggal dañuy def ziara Daaru Salaam dañuy màggal dañuy def ziara waaye Fass Laykaati aussi dañuy màggal dañuy def ziara Daaru Bayla aussi dañuy màggal dañuy def ziara donc yooyu yëpp bàyyiwuñ ko gannaaw fu ci ne rek danañ ci dugal suñu loxo def suñu kémti lay kàttan ba nga xam ne ah xëy na la nit ñuy séntu ci ñun yëpp duñ ko mën a def waaye nit ñi dañuy yëg ne daal ñun ñu ngi ci seen wet waaw nit ñi dañuy yëg ne daal mairie bi ñu ngi ci seen wet te loolu moo gën a am solo. defe naa ne yëg nañ seen bopp bu baax te boo leen laajee danañ la wax ne la li fi le maire Moustapha Thiam def kenn mësu ko fi def ndax tey ñun bi ñu ñëw en 2014 fekk ñu fi terrain clôturé te tey mën nañu wax ne am na terrain clôturé boo xam ne war nañ ko inaugurer le 29 te loolu ci suñu réalisation la ko waaye tamit li nga xam ne mooy seen tournoi yi seen coupe yi
loolu liñ ci def defe naa ne kenn mosu ko fi def ndax tey dañ leen di tegal coupe yoo xam ne 500000 la boo xam ne dañ koy teg te ñoom man football naa nekk naa fi ndaw doon football waaye defe naa ne coupe 100000 sax kenn mosu ko tegal te tey ñun coupe bi gën a tuuti donc 500000 la jëm kaw waaye tamit dañ leen di jox seen subvention bu mu sëkk dañ leen di accompagner aussi képp koo xam ne yëngu nga ci projet de développement ñu jàppale la donc loolu aussi ay réalisation la yoo xam ne bi ñuy ñëw 2014 fekk ñu woon ko ci waaye tey mu ngi ne fàng kenn di ko jeex. am na aussi projet yu am solo comme projet IMAM initiative des maires pour l'autosuffisance en mouton nga xam ne boobu tey dañu jëloon ay xar ñu joxe ko ay ménage yooyu tey ku ñu jox ñaari xar nga war a delloo ñaari xar te loolu tey dafa am solo ndax dafa am jeexantal ci population ba nga xam ne tey boo gisoon Malick Seck waxtaan ci ak moom mi nga xam ne mooy coordonné projet bi da nga gis ne tey am na ñoo xam ne tey am nañ ba delloo nañ ba ñoo ñu war a delloo donc loolu am na solo waaye tamit am na projet boo xam ne mooy projet état PRN nekk fi moom itamit avec le CLM di joxe ay xar di joxe ay ginaar di joxe ay béy yoo xam ne aussi système de passage de don la boo xam ne mu ngi ci mairie bi waaye am na aussi ci wàllu développement am na ay hall de marché yoo xam ne daf nañ ko seet donc li ñu def macha allah bëri na defe naa ne nous sommes en train de transformer l'image de la commune de Darou Salam loolu nag bu amee defe naa ne du suñu ndam ñun rek waaye nag dañ ci gërëm monsieur le maire Moustapha Thiam mi nga xam ne moo am xalaat bi ak xarañ bi waaye tamit di ci gërëm ñaanu kilifa yi ndax tey ñu ni ñeewuñu kenn toujours dañ koy wax damay répéter les propos de Moustapha Thiam nee na moom ragalul li tax ragalul tey am na ñoo xam ne ñu ngi ci gannaawam di ko jàppale di ko ñaanal te ñaan xam na ne moom comme ñaanal nañ lépp lu mu song dina ko daal donc c'est que pour le moment daal loolu lañ amoon li ñuy wax am na nag yu bëree bëri yoo xam ne mën nañ ko ci yokk mais daal comme temps bi dafa xat ñu wax rek ne vraiment rëccuwuñu li ñu tegaloon Moustapha Thiam ci bopp commune bu Darou Salam donc vraiment nous l'avons donné nos voix et il est en train de nous montrer la voie du développement. Merci beaucoup. mbokki téléspectateurs yi yéen yi nga xamante ni yéen a ñuy suivre fépp foo xamante ni nekk ngeen fa di suivre programme RIP Info TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ki nga xamante ni moom ngeen doon teewlu loolu nag moo nekk deuxième adjoint au maire bu Darou Salam di Abdoulaye Ndour li nga xamante ni moom la fi wax yépp nag weddi gis bokk ca ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi nekk si dëkk yi nekk si biir commune bu Darou Salam ñoom ñëpp am na ñoo xamante ni indi nañ seen CD jëmee rek si réalisation yi nga xamante ni monsieur le maire def na ko si biir commune ba lu ñuy def mooy ñu daal di leen topp daal di jëli réaction yi nga xamante ni moom la askan wi def si réalisation yi nga xamante ni moom la monsieur le maire def fi nga xamante ni foofu la ñuy njëkkee nag mooy wàllum wér-gu-yaram ñu dal di leen bàyyi ngeen teewlu réaction yi nga xamante ni askan indi nañ ko si lu wàllum wér-gu-yaram si biir commune bu Darou Salam. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp nekk si turam ak sant di des nuyu chef de poste bi Mody Ndiaye ak transport moom moo leen jong ñu leen nuyu ñoom ñëpp nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi dem li ñu wax mooy wax dëgg yàlla depuis mu nekk ba léegi mu ngi jàppale ci wàllu wér-gu-yaram jëm ci wàllu matériel yu bëri jox dimbali nañu si lal yi xam ne ci lay maladie tëdd ak yenn matériel yu ndaw sax yi nga xam ne yëpp mu ngi fi daanaka garab dañ ko calculé demoon na si ay 2 millions et quelques yoo xam ne yëpp jàppale na ko poste bi bokkut ak boo dotation garab yi nga xam ne at mi jot nañu génnee ba 3 millions 500 wala 3 millions danañu génnee carburant yooyu yëpp mu ngi gën di dimbalee ci poste wér-gu-yaram moom xam ne garab bu baax a baax ba nga xam ne ni wax na waxoon na ko ne wér-gu-yaram mooy priorité yaakaar naa taxaw na ci bu baax a baax. dafa mel ni am na benn maternité boo xamante ni taxawal nañ ko fii tamit fii si nga xamante moo di Darou Salam. maternité bi ba ñu ñëw fii wax dëgg yàlla classe bi jeex moo fi nekkoon mais defar nañ maternité defar nañ logement
yooyu yëpp ñu ngi si ànd ak moom ak courant bi nga xam ne wàcc na fi ci hôpital bi yëpp ànd nañ si ak moom def ko ak courant bi keroog bi ñu ko fay defee yaa na moo ñu jàppoon ba joxoon ñu donc 600 000 pour ñu mën a am côté yi ñu mën si fii premièrement avant bi ñëpp dafay am kon moom jàpp na si bu baax a baax si parce que xam na ne daal yëppam la mu si taxaw na si. léegi jamono ji fii ci Darou Salam si wàllu wér-gu-yaram su fekkoon ne am ngeen lenn loo xamante ni soxla ngeen ko lan ngeen koy wax. li ñu koy wax rek mooy defal li ñu daan def nii ndax demande bi moo ko daan def li si gën a soxla daal léegi mooy ambulance ndax ambulance jàppaloon nañu ñu am benn mais dafa am problème foofu ñu gisee ñaaxaan bu dañ jëndaat bu ñu toppatoo ak beneen boo xam ne dañ bëgg a amaat fii pour que ndax dëkk yi dañ xaw a soriante te ambulance bu nekk lay def kon moom foofu it ñu ko koy ñaan maa mu koy jàpp mu jàppale ñu yéen ñi nga xam ne mu si biir seen lépp loo xam ne ñu soxla nañ ko rek danañ dem ba si moom wax ko am si man tamit dana ko si jéem dana koy def incha allah. xam ne lépp loo xam ne wax nañ ko fii yaakaar naa dana si taxaw nu mu war a gàmmu at bu nekk ngeen koy màggal fii ban taxawaay la ciy am saa su nekk. gàmmu at mu nekk moom it li nga xam ne war na ko si jëm si wàllu wér-gu-yaram bi carburant bi nga xam ne ambulance yi danañ ko dawee ak garab yi nga xam ne dañ ko fajee fii yu bëri dana ko see dugal dana ci dugal xaay yu bëri bëri muy garab yi ak carburant wu ambulance yi ak poudre bi ñuy prévoir service yi ak même seen kii yi ñuy pour kii pour xaje yooyu yëpp sax moom danañ fexe ba lépp loo xam ne tawal nañ ko jëm si wàllu wér-gu-yaram rek lépp loo xam ne mën na ko si dana ko si def jërëjëf. maa nekk ci kaasu ndaama bi maa ngi nuyu ñëpp di leen ñaanal jàmm di wax Moustapha Thiam sant nañ ko gërëm nañ ko wax dëgg yàlla ndax yàgg nañuy dig poste bi te am na ñoo xam ne xañ na gëmuñ ko woon te ñun dañoo yàgg dund coono fii da nga fiy nekk ci poste ci kaas bi nga bëgg a transférer malade oto boo ko yóbboo sax problème lay doon yenn saa minicar la ñuy jël wala nga wër ba sonn doo am loo ko yóbboo waaw coono boobu di lépp moom bu demee ba dindi ko ci ñun dañ koy sant di ko gërëm wax dëgg yàlla sant nañ ko gërëm nañ ko ci poste bi di ko ñaanal jàmm daal di xam ne ñun moom kontaan nañ te di ñaan yàlla nañu fi indil koo xamante ni bu baax lay doon ko moom déggoot koo xam ne dinañ ci mën a liggéey bu rafet te ko fi faju wér ak jàmm. man maa ngi tudd Fatou Cissé dëkk Ndama di bàjjeni gox di rafetlu seen taxawaay ak seen teewaay Moustapha Thiam ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax gannaaw buñ gërëmee yàlla ndax indi nañu marché indi ñu poste santé léegi dañ daan dem Darou Salam fii bu ñu fi amee malade bu ñu bëgg a dem Darou Salam dañuy wut oto wala ñuy sareet wala nga dox ba sonn léegi nag bu ñu amee foo xam ne dangaa wax a dugg yàlla jàppale la nga faju ci jàmm génn ci jàmm dañuy kontaan ci moom Moustapha ñun li ñu defal yàlla moo ko mën a fay waaye ñun mën nañ koy fay kontaan dëgg def nañ ko ci moom ndax lii ba mu ko fi diggee bëri woon na ñoo xam ne nañ ñoo ndax du am waaye léegi fi ne bett na ñëpp ndax indi na ko te wëlur bu mat wëlur la bu rafet bu baax bu rëy léegi li ñuy ñaan ci moom mu indi ñu fi saafaan bu déggoog faat si ki fi ne mën a liggéey jàppandi loolu lañ bëgg ci moom saafaan moom lañ bëgg mu dimbali ci ndax kontaan nañ trop ci moom mataron mu dimbali ci mataron bu baax kontaan nañ ci moom trop yal na ko yàlla fay yàggal taxawaayam dëgëral ko ñun waa Ndama de fàttewuñu te nii duñ ko mos a fàtte rek jàppale nañu téye nañu bu baax te siggil nañu ndax coono bi ñu daan jànkuwante bu ñu ko génnee ci ñun waaxu dugg sa kër dugg fii dafa noppale am nañ jàmm trop bu baax yal na ko yàlla xàggale ko taal. dara kontaan nañ lool sant nañ la ñi ci gën a andi ñoom nag suñu gune lañ dëkk nag boo dee ba xam ne mag ñi jeex nañ gune ñoo war a yor affaire bi wasalaam. di leen di nuyu di leen gërëm it. sa tur ak sa sant Mor Talla Cissé. dëkk bi. Ndama Cekkeen di leen nuyu te di leen gërëm te di leen sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne moom ngeen taxaw sama borom dogal na itam ñi ngi sant li ñuy wax la in sakartum la azidannakum wala in kafartum képp koo xam ne nag sant la yàlla doo sant nit ñi ko sant nit ñi it doo sant yàlla kon ñi ngi sant nit ñi nga xam ne nag sama borom boole nañu ak ñoom gannaaw bu weesee loolu weesee it ñuy sant yàlla di ko gërëm bu baax ndax kenn ku nekk boo ne bisimilah ci turu yàlla la waaye ci alhamdulilah yi nga mottalee ci li nga xam ne mooy turu yàlla itam te nga xam ne bii liggéeyu lan la te képp koo xam ne nag sa borom dogal na nga bokkee ci gox yi yëpp fas yéene te xam ne fa nga daan dem fu sori itam
mu mel ni fa ngay dellu Daaru Salaam lii bu ubbee mu mel ne que ni gàttal na seen i tànk kon loolu sant yàlla la bem bëri su fekkee nga xam ne ne lii amutoon tey coono bu rëy moo ciy dollee ko ñi da béyee ko fii da dem ba Daaru Salaam da béy ba Nioro kon nag li nga xam ne moom lañ doon sàkkoo Daaru Salaam su ko amee ndaama tund yi yëpp di fi ñëw di fi fajoo mu de loo xam ne ay ngëneel la kon loolu dañ koy sant yàlla sante ko Moustapha Thiam di ko gërëmee ak mboolem ñi nga xam ne ñoo la bokkal li nga xam ne mooy commune Daaru Salaam loolu ñu ngi ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax te di gërëm yàlla nag ñi ngi ñaani nag place bii suñu ko ubbee te ubbee ko li nga xam ne mooy ab liggéey yal na yàlla barkeel ko yal na yàlla barkeel ko te képp ko xam ne yaakaar nga boo fi ñëwee fajoo fi te boo fi fajoo ak wér rek ngay ñaan yàlla bu baax yal na yàlla may wér bi jaahi na bi baaxu Moustapha yal na nekk fatu ci mboolem gox bi yal na nekk fatu ci mboolem gox bi mooy kubéef yal na ko fi nekk bi jaahi na bi baaxu Moustapha taxan da ngërëmal yàlla lépp loo xam ne dañ koy liggéey Serigne Bassirou Seck daa am lu mu wax mu ne xam-xam waxam-xam soo koy wut ba ñoom ñaar ñi xëy jébbalu ñoom dañ lay jébbal seen bopp fal la fal say bokk fal ñu la gëm su boobaa sax maas dañuy xëy wër la di la gontal day xamee bi nga am lu jublu daal di ko am yaa ngi dégg li ba kon loolu sant yàlla lu bëm bëri ñi ngi sant yàlla ci diggante ñaari gox yi nga xam ne yéen moom gannaaw loolu bu ñu waxee rek dañuy gërëm Moustapha Thiam gërëmande loo xamante ni am nañ ko fu ñu koy tàmbalee waaye fu ñu koy yemale amul te yaakaar naa ne du am fenn fu mu yem ndax boo xoolee population lii nii du ndaama rek la ko defal lii du ndaama rek la ko defal tund bi yëpp la ko defal ndax ñun dañ daan takk saret di dem 15 kilomètres di faj ji bi ñëwee bi Daaru Salaam amee mu ñu wàññeeku tuuti kon bu ndaama ñëwee dellu wàññeeku dellu ñëwati dafa mel ni gën naa wàññeeku ndax fi nekk makk ngeen ak ndaama gi 4 kilomètres la boo xoolee makk Hakuba ak fii nii 2 kilomètres la boo xoolee Kapaay yii nii commune Daaru Salaam lañ bokk jaamal yii nii yëpp affaire bi daf leen intéressé kon Moustapha Thiam liggéeyam bëtt na frontière. asalaamaaleykum man la Babacar Touré dëkk Kër Sërema Touré nekk président comité santé bu Kër Sërema Touré case améliorée bu Kër Sërema Touré. voilà monsieur le maire doon koo xamante ni parfois dafay investir wala sax dafay dugal loxoom si wàllum wér-gu-yaram mu doon compétence transférée fii si dëkk bi lan lañ mën a jàpp rek loo xamante ni monsieur le maire def na ko fi. waaw ci wàllu santé bi xam ne man maa jiite comité santé bi de li ma mën a wax mooy indi fi benn infirmier nekkoon case santé la woon boo xam ne mu doon dox depuis 2002 2006 lañ ko sañ ñoo doon am suñu moyen bopp di liggéey ba 2017 plutôt maire ne ñoo dañoo bëgg indi benn infirmier mu nekk case améliorée moo fi faj waaye nag lépp loo xam ne ay ci liggéey bi yéen a koy defal seen bopp salaire daal lañ ko gàddul waaye yéenay jënd médicament bi yéenay koy dëkkal yéen a koy dundal yéenay jënd matériel bi muy liggéey mooy ko bëgg nañu bañ xaw na diis waaye nag ku bëgg pour santé moom il faut la nga nangee nul diis ba kër baa nga yeggee baa nga xamee li nga bëgg ci lañ suñu moyen jënd suñu médicament appareil yi muy liggéey tawal ko fa mu dëkk liggéey ba yi activité fi nii defe naa ne ñu ngi ko sancoon mois de juin le 10 juin 2017 ba léegi ñu ngi doxal ñaari at yi passé am na dotation bu ñu indil wax loolu 500 000 francs chaque année ñaari at def na ko fi loolu daal xam naa ne moom wàllu santé moom côté boobu moom xam naa ko ci. indil leen fi benn technicien de santé si case de santé améliorée bi loolu ban impact la am si wér-gu-yaram bi nga xamante ni askan wi ñu ngi koy dund fii. wàññi na coono askan bi ci leen doon déplacé dem ba Paoskoto Thiaré Daaru Salaam ko seex ne moom ci dëkk bi la ñu defee lépp daal xanaa lu ko tëm moom mooy nañ évacué Nioro loolu daal moom am na ci moom. jërëjëf. mbokk yi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan nekkul rek si wàllum wér-gu-yaram la monsieur le maire daal di def investissement am wala sax intervention am si wàllum dem beeg dikk bi tamit daal dina si def kémt lay kattanam. man la Samba Diouf président Walfadjri Barkeel. voilà Barkeel fii am benn yoon boo xamante ni mu ngi fi jógee dugg si biir li nga xamante ni moom moo di commune bu Daaru Salaam. mën nga ñuy ñëwaatal si njëriñ bi nga xamante ni amal na leen ko. kontaan rek ñu ngi kontaan bu baax a baax a baax ndax fi mu ne suñu génn yomb na lool ndax man mii de wax nii sax de suma buntu néeg fa la tali bi jaar
boo xëyee ci kër buntu kër gi ngay toog moto fekk la fi wala oto wala leneen yóbbu la Nioro te yoon bi wax dëgg yàlla ñu ngi ci sant gouvernement bi état bi ndax suñ maire buy mën lii feñ ko jàppale ndax wala moo ne feñ ci liir bu neexee dañoo téye ca mbagg rek buy mën lii état bi la kon sant nañ état bi sant nañ suñ maire ki nga xam ne fàttewuñu yëf yi nag suñ ko waxee fii ci diiwaan bi sax dañ ñoo xaw a kokkali ndax ñun dañ ci yéex a jot waaye nag boole woon nañ ko ngor gu mat sëkk ak muñ ak doyloo lañ xamoon ba yàlla fekk ñu ci lii ndax fi mu ne suñ génn yomb na amoon nañ jafe-jafe dem amoon nañ jafe-jafe suñ njaboot amoon nañ jafe-jafe suñ wér-gu-yaram yi soxna yi ku ci bëgg a mucc dem Paos gii problème laa doon te léegi yomb nañu lool wax dëgg yàlla te yoon bi dafa mucc ayib ndax fi mu ne boo duggee fii wàcc ñoo Paos fii ba poste Kër Ayib mën nga fay dem ci lu gaaw dem dikki léegi balaa 11h nga dem Farafeñe del ci Barkel gii toog kon am na yomb lool sant nañ ci état bi sant nañ suñ maire yi xam nañ ne fàttewuñu ndaw la jàmbaar la góor la am na xel xam na fu muy teg tànkam mën naa ànd ak nag ku ne bu loroo ngeen moom mooy loru waaye du yow doo ca bokk mën naa muñ ndaw la man liggéeykat la doole nag moo amut waaw ñu ngi ñaan daal yéen ñi nga xam ne état bi ñu nga xam ne ñoo ko seere ñu jàppale ko ndax ndaw la loo xam ne lii am na fit mën nay liggéey xam na fu moo lu moo def ndax booy déglu message am ci rajo bi bu waxee ba pare da nga xam ne boo gisul da nga xam ne kii de wax di ndaw la matel lim doon la suñ doom la suñu rakk la suñu jarbaat la waaye macha allah yal na yàlla guddal fanam ñu ngi koy ñaanal daal di ñaanal gouvernement bi nga xam ne ñoom la àndal di liggéey daal da xam ne fàttewuñ ko waaye moom it fàttewuñu ndax distance bi li kii wax nii moo ci nekk diggante fii ak poste Kër Ayib li fi desoon defe naa ne mën na ay milliards moom lañ mottalee raaran bii mu jàppale fii ba Kër Mbay Ndëri jàppalanteeg Maabo kon yoon yi daal macha allah seew kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax. voilà Barkewel doon dëkk boo xamante ni mbay mi fes na fi lool yoon bi ban impact la am si li nga xamante ni moom moo di évacuation produit yi ngeen di béy. yomb lool temps yi ñu toll yomb lool léegi mën naa dem léegi Paos dem di ngi jaay suma gerte dëpp dikki fekk la fii mën naa dem Nioro jaay dikki fekk la fii mën naa dem feneen dikki jaay dikki fekk la fii te dem bi dikki bi ndax réew daal bu dee dox yoon fa xam leneen liñ ci teg daa xanaa courant bi mu ngi ñoo xeeñ nag waaye xeeg seegul bëgg nañ ngeen jàppale ci foofu mu xeeg si ndax bu doon toog mu ngi ñoo xeeñ waaye nag jotaguñ ci kooku daal moom bu xeeg si yoon macha allah Barkeel moom mu ngi noonu ak gox bi daal li wër fi mu ne daal bu xeeg si yoon macha allah marché baa ngi nii magasin yaa ngi nii jàkkaarle ñaari yëpp dañ fees tepp ak bagage dëkk yi yëpp dañoo ñëw di dénkaani fii bagage ñaari magasin yi ngay ji yëpp bu ci ne fa fees ak bagage boo xam ne bii lii dëkk bee ko moom lii dëkk yi nga xam ne dañu jege te amuñu ko te ngelaw saytaane baaxul ñu dikki dépp fa seen dépense magasin yaa ngi dox marché baa ngi nii jumaa jaa ngi nii ñu ngi ko songalee liggéey kooku it xam naa ne ñu ngi ciy sàkku ndimbal moom itam ku ñu si dimbali ñu jël ndax doole amut te ñu ngi ci jumaa jaa ngi nii gaa yaa ngi ci courage bi mu ne nii liggéey baa ngi dox bu baax waaye ñu ngi ciy sàkku ndimbali nag xam naa ku ñëw dimbale daal boo dimbalee maire dimbale nga ñu ndax maire lu si wàllum njàng meek njàngale mi monsieur le maire bàyyi ko ginnaaw loolu itam askan wi indi nañ ci ay seede. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. sa tur sa sant ak foo dëkk. Kéba Touré dëkk Kër Senghor Touré. monsieur le maire xam nga ko. waaw xam naa ko bu baax. lan la def si dëkk bi. def na fi lu am solo nag. comme. tabaxal nañu benn classe suñu école. classe bi nga xamante ni moom la fi tabax ban njëriñ la leen amal. amal nañu njëriñ lool parce que su xale yi bëggaan a jàng dëkk bi yëpp ñoo ciy daje ñii ut ga tax ñii di sàkket ñii di ut bant et puis ñu tawataloon ko loolu bañ ko tawatalee mu dimbale ñu ci tabaxal ñu classe bi bees ne su école di ubbi xale yi dañu waaxu rek dem dugg jàng loolu mu am solo ci ñu lool sax. jërëjëf macha allah.
dëkk yu bëri si biir commune bu Darou Salam daal dinañu jotee si li nga xamante ni moom moo di ndox mu sell ñoom tamit daal dinañu wax rek jëmee fi nga xamante ni foofu la mu leen monsieur le maire jëli ak fi nga xamante ni foofu lañ toll si jamono ji si wàllum ndox mi. ni nga xamante ni noonu ngeen di dundee jamono ji nga xam ne monsieur le maire indi na fi ndox. ak balaa ngeen di am ndox nan ngeen doon dundee. balaa ñu am ndox fii dañ doon dundee rootaan bi métti lañ ne waaw ndax amuñ teen dañu fi mu toll ñu ngi rootaan teen bi lañ njëkk a root boobu yàqu demaat fa le dagg ci fi ngi rootee foofu te yàlla def na ñu ne robinet ñëw na monsieur le maire jàppale na am robinet ñu ngi fiy dagg. nan ngeen koy dundee jamono ji. jamono bi léegi monsieur dingaa def xaalis jënd am sa paan noonu buy fukki paan nga am ñaar fukk buy juróom nga am fukki def. yombal na leen seen liggéey. jeunesse ak sport daal dina ko sóoraale bu baax a baax si biir commune am ba. man la Moussa Cissé président commission sport région Darou Salam. voilà jamono ji monsieur le maire daal di def li nga xamante ni moom moo di tabax stade si commune am lan ngeen koy dundee. waaw ñu ngi ciy dundee mbégte mu rëy ndax daan nañ dund activité navétane yoo xam ne daan am coono boo xam ne daan na ci nekk ndax mosuñu fubal fan navétane boo xam ne dana àgg wala suy àgg moom mooy jël ci fond boppam jàppale ñu ba ñu mën a fay suñu arbitre te macha allah ren bi ñu ko démarré léegi gis nañ ci ASC yaa ngi ci bénéfice wu te jeunes yi mu ngi ci gis boppam loolu di ci am remercier bu baax monsieur le maire di ko ñaanal yàlla fi mu jëmle gox bi nga xam ne mën nañ ko dénk suñu borom kàttanal ko di jaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci am kontaan bu baax. nan ngeen si gisee seen bopp. waaw ñu ngi ci gis bopp ndax suñu fubalee dana am code part boo xam ne ASC yaa ngi ci gis dana am membre COPTE bi nga xam ne tout le temps ñu ngi ñëw ci di assister terrain ñu ngi ciy gis seen bopp jaune it mu ngi am kees boo xam ne mu ngi koy des kon loolu ñu ngi ciy gis seen bopp ndax fonctionnement bi nga xam ne dañuy fay la suukara da doon jafe ba suñu activité da daan taxaw ba nga xam ne dañuy fubal année 2018 di ko yóbbu 2019 te loolu manque de moyen moo ko daan def loolu mooy gis seen bopp te ñu ngi ko ciy gis bu baax. loolu wax monsieur le maire. waaw monsieur le maire moom tant rek lañ koy ameel waaw ñun la jeunesse rawatina membre COPTE bi nga xam ne ñooy le président du jour nag bépp membre boo xam ne rek yaa ngi yëngu ci activité navétane ci commune Darou Salam cant lañ koy ameel ndax mu ñuy appuyer ndax wane na ne moom li ñuy dund nii newoon na ci loolu moom wane na ko ndax ku ci jaarul rek moo tax tey mu ñëw ku fiir ñu jàppale ay ndawam loolu ñu ngi ko ci sant di ko ñaanal mais bépp groupe bi mu àndal di liggéey suñu borom jàppale. si lu jëm si wàllum jàppale mais jigéen ñi monsieur le maire mu ngi ci béy waaram bu baax a baax ba tax na rek am na ay ferme agricole yoo xamante ni dal dina ko taxawal si biir commune bu Darou Salam. mën nga ñu ñëwaatal si tool bi ak na ngeen fi yëngoo ak fii mooy fan. tool bi de ñu ngi ciy yëngatu ñu ngi yëngatu dañuy xëy di roose di gont di roose di ci xam kontaante nag bu baax ndax ñu ngi cey gis suñ bopp gannaaw liñ ciy liggéey yëpp ñu ngi cey bénéfice ci ci gërëm it tim nag monsieur le maire Moustapha Thiam ndax moo ci jàpp ak waasam Dios ñoom itam dañ cee jàpp mu jaarale ko ci commune bi ñu jottali ñu ko kontaan nañ nag bu baax a baax ndax ñu ngi cee liggéey di ci xam suñu resta daal. fii mooy fan. fii mooy Ndaama Cekkeen. wala lan ak lan la ñuy bay si tool bi. tool bi ñu ngi fay bay naana di fi bay nawe di fi bay tamaate di fi bay kaane am nañ fi ay ndebedaay am fi banaana am nañ kaane yaakaar naa wax naa ko am nañ ci déedéet salade dañoo bay salade tam parce que salade bi am nañu guddi ba pare léegi defaat nawe waaw ñu nga programme at salade bi nii gis nga parke yi noonu ñu nga bay soble tim soble
dañ ko cee bay marché bi daal wax dëgg yàlla ñu ngi cay gis suñu bopp di ci kontaan lool nag da ci gërëm monsieur le maire ak waa Sam Diop ñi nga xam ne ñoo ñuy jàppale am na ay nit technique yu fi indi daal ñu jox jiw waa ba léegi fu ne ñu ngi ñuy dimbali daal ñu ngi kontaan trop da leen sant te da leen gërëm. marché yi itam bàyyi ko benn yoon ginnaaw. ci gis am na maana ndax lii yomb ndax ñu def benn dërëm fa ñu ko defal rek te ñu ko defal daanaka fañ dugg rek ñu ne dugg leen kon lii bu ñu ko defalee ak sant yàlla ndax na bëri na dëkk yu ko bëgg te xamuñ ko waaye yàlla def nañu ñu jagleel ñu ko jox ñu ko kon sant yàlla lañ see def waaw bëgg nañ ku ñu jàppale daal ba marché bi continuer bëgg nañ ko marché bi jag na marché bi ku dikk xam ne marché baa ngi ci dëkk ku ñu ci jàppale nag bañ liggéey ba liggéey bi continuer moom lañ bëgg waaw. tey si wàllum jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo di jigéen ñi ci wàllum financement doon na loo xamante ni bàyyi na ko xel bu baax a baax. waaw man maa tudd Aminata Diouf nekk présidente des femmes de la commune de Darou Salam. ma accompagne femmes ci financement yi. voilà maa jiite aussi femmes ci département ci commune bi. d'accord monsieur le maire ba mu jëlee commune bi ba léegi si wàllum jigéen ñi ndax mën nañoo xam li nga xamante ni def na ko ci. waaw monsieur le maire dama jëlee commune bi wax dëgg yàlla jàppale na jigéen ñi jàppale bi mooy lan jël maire mu jël commune bi boobu commune bi yoo xam ne commune bi bees la daanaka amuñu woon réalisation yu takku bi ñu jëlee commune bi fekk na groupement yi daanaka yi am kayit bëriwuñ ngeen ñoo am kayit léegi fi mu njëkk a gunge mooy groupement yu amul kayit képp koo xam ne xam na la dañ la gunge bu nga am kayit. ginnaaw bu amee kayit lan moo si topp. ginnaaw bi amee kayit moo ñu financé moom monsieur le maire moo ñu financé nag groupement yi waa maanaam jigéen ñi les femmes de la commune de Darou Salam financé nañu 4 millions ci xaalis yoo xam ne dañ koy dama ci mu teg ko suma loxo Mariama Seck bu Touba Sall ñu ngi accompagne jigéen ñi ñuy am financement di leen ubbil compte di leen verser apport. jamono ji yéen a ngi ciy liggéey yéen a ngi ciy gis seen bopp. ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax ndax su ma mën a daaw jéeg monsieur le maire ci boppam moo waxoon ne gungeel groupement yi am kayit ñu segg ko moom muy 27 groupement yoo xam ne am nañ kayit ma gunge leen ñu dem chambre de commerce bu Kaolack maa leen ubbil compte gratuit ci xaalis boobu seen passe aller retour Kaolack Darou Salam man maa liggéey moo waxee utal oto bu leen yóbbu ñaari minicar lañ yóbbu woon jigéen moo yóbbu jigéen ñi chambre de commerce ma ubbi leen compte gratuit ku nekk am fa crédit nekk ni jigéen ñooñu bu leen neexee ñu continuer chambre de commerce bu leen neexee waaye ñu ubbi leen daa yoon bi waaw ñu 27 groupement. soo doon am looy wax monsieur le maire lan lay. léegi muy boo passé pare réalisation parewul ndax bi ñu boo passé en même année bi dem yóbbu naa tamit 8 groupement CMS Kër Miguel ñooñu tamit day amoon seen compte bopp waaye ma amee sa apport ku nekk maa ngi wàll maa amee sa apport nga am fa financement 1 million nga dem liggéey delloo léegi beneen année bi ubbi naa fa compte 33 compte Siggil Jigéen laa fa ubbi ñu am financement di ko liggéey ren jii ubbi naa fa 13 compte Siggil Jigéen ci Kër Miguel. soo doon am lenn loo xamante ni da nga koy yëkkati ay kàddu jëmee ko ci monsieur le maire lan lay doon. waaw monsieur le maire dama ko jàngal jëf wax dëgg yàlla dama ko jàngal jëf ndax dëkku commune bu bees yombul sa commune boo ñëw mu nekk bees nga téye ko mu mën a gunge jigéen ñi ci activités yu ma wax yëpp ñu mën ko réaliser am naa yaakaar ne am na mébétu defal jigéen ñi yëpp loolu ndax monsieur le maire ku ne xam na ko ci développement monsieur le maire développement rek moo ko ñor bu amee bu amee ay partenaires. jigéenam yi day sant yàlla te ba tey sa sant na yàlla wax dëgg yàlla ndax luñ jafe woon yomb nañu ndax jigéen ñi groupement boo ci demoon yaa mooy financement actuellement financement suñu tànk yi ñu ngi koy liggéey ñu ngi koy jot ni mu waree te ci yomb monsieur le maire li nga wax monsieur le maire li nga koy yóbbante mu jéggal ñu jàppale ndax fu ñu fas lu mu daw da nga laabale ko dëgg la kontaan nañ am nañ ñu ngi liggéey ñu ngi delloo waaye mu gën ci jàpp bu ñu gën a jàpp mu gën a baax ndax ku nekk ñu mën la fekk sa gox sa kër sa néeg mën a jàppale loolu lañ koy ñaan mu jàpp ci gën ci jàpp na ci sax waaye gën ci jàpp. jërëjëf wax dëgg yàlla jigéen commune bi dinañ seen bopp ci financement yi
daanaka amul jafe-jafe te fi ne damay lancer appel tam jigéen ñi képp koo xam ne bëgg nga crédit nga dem CMS am fa def fa demande ñu accordé la sa apport maa la koy verser jox sa xaalis wax naa leen ko du beneen du ñaari yoon léegi monsieur Mbaye moom ci ndigalam ci laa ko am. boo dee ko liggéey ak groupement yi. jërëjëf. si wàllum lotissement monsieur le maire bàyyi ko benn yoon ginnaaw loolu itam dëkk yu bëri yoo xamante ni ñu ngi si biir commune bu Darou Salam daal na leen lotissé mu doon lu askan wi rafetlu bu baax a baax. lii kon maa ngi nuyoo man Modou Ndiaye di borom dëkk Kër Ndëri Ndiaye di nuyoo ci nuyoo bi gën a sell di nuyoo bi lépp mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah li may wax itam maa ngi wax ci turu sama dëkk ak yeneen dëkk ci commune bu Darou Salam man nag maay porte parole bu Darou Salam porte parole association borom dëkk yi man maay seen porte parole li ñu wax itam li ñu bëgg a waxtaanee tey mooy dañu bëgg a waxtaan ci li nga xam ne commune Darou Salam defal nañu ko ci wàllu lotissement mu nekkoon nag ñu woon fekk ñu ci jafe-jafe bu lotissement duutoon Kër Ndëri Ndiaye rek nekkoon na fanweeri dëkk ak juróom 35 villages waaye yàlla dogal na 35 villages yëpp jàll na yëpp lotissé nañ leen waaw Kër Ndëri Ndiaye nag wax dëgg yàlla fekk bëggoon nañ ko lool ndax Kër Ndëri Ndiaye dafa taxawoon ci benn site boo xam ne dafa taxaw ci diggante Pogos ak jàmm ak fële Nioro ak jàmm ga yàgg nañ ko bëgg itam nag dawoon nañ ci parce que bi ñu nekkee Pogos dawoon nañ ci jëm ci Pogos waaye pour mu sotti xawoon na jafe ba mu ñëw ci commune bu Darou Salam bi mu ñëwee nag ci commune bu Darou Salam defe yaakaar naa ni ñun ñoo fa njëkk a teg demande ne dañu bëgg ko ñu lotissé ndax li tax itam mooy bëgg boobu nit ñi bëgg nañ ko te lotis dëkk yi demoon nañ ba nga xam ne benn dëkk kenn du dëkk te du dañ ko lotissé dañu lotissé rek nga dëkk bu ñu lotissé wut kenn duñ ci may duñ jox kenn waa ko dem dagg jox la benn paaka ne la dëkkal fii nii rawatina nag dëkk bu mel ni Kër Ndëri Ndiaye bi nga xam ne bii mu ngi jege Nioro lool fekk nag am na ñu bugg a dëkk am na ñoo xam ne ñii dëkkuñ ci dëkk bi ñu ngi bugg a dëkk te itam soxla woon nañ Kër Ndëri Ndiaye waaye jot bi jafe woon na ndax boobu lotissé wuñ ko waaye nag kii ndimbalal maire ak góorgóorlu maire bu Darou Salam wax dëgg yàlla bu taxaw ci taxawaay boo xam ne bii taxawaay bu rafet la li nga xam ne lii bëgg nañ ko itam mu nekk soxlaam nekk itteem noppalu benn jamono toogul benn jamono mu di ci jóg di ci daw ba yàlla yeggal loolu yaakaar naa dëkk yi fii nii bu ñu njëkk a tàmbali fii nii ci commune Darou Salam de yaakaar su ma juumul yaakaar naa Kër Ndëri Ndiaye itam nag bi mu ko duggee di ko lotissé itam wax dëgg ak yàlla sant nañ ci yàlla bu baax parce que lotissé na ci bu baax lotissement bi baax na rafet na teg na ko ci yoon amul lenn loo xam ne lii daf ko ci daf ko def fekk njuuj njaaj la wala leneen lépp lu muy def rek daf ko def ci cadre boo xam ne bi cadre bu leer naññ la lotissement yi aw na yoon itam te lotissé na Kër Ndëri Ndiaye comme ni ñu ko buggee woon wax dëgg ak yàlla lotissé nañu ko lotissement bi rafet na li mu fa lotissé ci ay kër takku na sax lool bon lu mel ni Louga Daaru Louga ñu jàll ci yenn dëkk rek mu mel ni Daaru Louga mu mel ni Darou Salam Kër San Fatim Boubou Dem dëkk yi daal li ma bëgg a wax mooy dëkk yi daal mën na daal 35 yoo xam ne yii yëpp da ko lotissé nañ ko ba mu rafet te itam nag ñëpp ko bëgg ndax ñëpp ñoo ko ittiwoo amul kenn koo xam ne kii dañu lotissé dëkk sa dëkk du su dul ne da nga def demande ñëw tegal maire jël demande boobu noonu saytu ko toog waxtaan ci ak ni ñu ko war a waxtaanee parce que lépp lu mu ciy def dafay toog waxtaanee ak lu mën a xam rek yépp da koy toog waxtaanee bu dee tey ba dëkk boo gis tey ñu lotissé ko tey domaine cadastre urbanistique ñëpp ñëw nañ toog ñun ñëpp ñu bokk toog ak ñoom waxtaan ak ñoom bon mu leeral ko ba mu leer ci bopp ñëpp bon mu def ko ni mu ko war a defee jaar ci itam fi mu war a jaar rafetlu nañ ko loolu itam neex nañu dëkk yi mu lotissé yëpp da ko wax dëgg yàlla neex nañu fi nga xam ne fii mooy Darou Anane wax dëgg yàlla maire def na ci ay xaranteef yu mag
ndax Daaru Anaan dañ ko boole woon ci Nioro dafa waa Nioro dañu jàppoon ne Daaru Anaan ñoom ñoo ko moom itam maire ba mu ñëwee ci loolu itam ba mu amee tuuti benn werante maire ku ñu ci xeexu ci defu ci leneen maire dafa jaar fi mu war a jaar dox ci li mu war a dox ba yàlla sottal ko yàlla may ci maire ndaw ñu xam ne Daaru Anaan bi ci Daaru Salaam la bokk ci commune bu Daaru Salaam la bokk bon bi mu bokkee ci biir commune bu Daaru Salaam itam seet na ko rafetal na ko def na ci lim ci war a def dagg na fa kër yu baree li nga xam ne li manqué woon na ci Nioro mooy ay kër presque suñu mënee wax ñu ne Nioro moitié bi yëpp ñi manqué woon kër am nañ kër Nioro te fi mu nekk nii waa Nioro am na ñoo xam ne ñii amuñu woon kër bu ñu nekk da nga doon ñëw ci kër boo xam ne gii comme ay ponkali góor ñoo fa dëkk mais amuñ kër waaye nag tey wax dëgg yàlla tey loolu amatul lu ñu jooy ñi manqué woon kër Nioro moom am nañ kër ci Daaru Anaan ndax bi mu ko leen ko daggee itam daf leen ubbil boppam ku bëgg boo ñëwee da nga am bu soobee yàlla képp ku bëgg boo ñëwee droit yi lotissement bi laaj boo ko defee rek am waaw terewul ko kenn aayewul ko kenn xamul ci waa Nioro xamul ci waa Daaru Salaam xamul ci waa Xoos xamul ci keneen ku ñëw daal bu foo dëkkee da nga ñëw Nioro nag bu bëgg a dëkkuwaay loolu moom lu ñu xam la woon itam ba mu ko daggee moom ci boppam itam xamoon na ni Nioro bëgg nañ dëkkuwaay ndax lu mu dagg Nioro jël te itam dëkk bi foofu li ci ëpp lu ñu jël ci waa Nioro li ëpp lu ñu jël ci Daaru Anaan waa Nioro ñoo ko jël te itam nag xarañteef la de waaw xarañteef la wax dëgg yàlla parce que daw na ci lu mat at te jotu ci waaye gannaaw bi loolu jeexee waaw yàlla dogal mu jot ci waaye ba mu ci jotee itam li taxoon mu jot ci wane na ko waaw ndax góorgóorlu na ci ñi nga xam ne ñi bëggoon nañ ci wàllu dëkkuwaay fexe na ba ñu am dëkkuwaay muy ndaw yeeg jigéen ñi nekkoon ci quartier yi ci dëkk yi toog amuñu fu ñu dëkk waaye ñëpp daal daga am toll nañ fu ñu dëkk loolu nag jar na sant yàlla parce que bu fekkee am nga maire bu mel noonu maire boo xam ne bii li askan wi di soxla ñu ngi jóg di taxaw ci ndimbal li askan wi soxla pour dimbale leen ci li ñu soxla wax dëgg yàlla boobu dafa jar sant ku góorgóorlu nag ku góorgóorlu amul benn borom dëkk boo xam ne bii da nga taxaw nga ne maire song na ma teg na jaar na ci man fu mu war a jaar loolu amul ku mu neex nag mën ngaa wax lu la neex waaye bu fekkee ñun li ñu seedee li ñu xam la loolu moom loolu la ñu seedee ci moom mooy daal amul kenn ku muy bundu xataan amul kenn ku muy lor amul kenn ku muy def leneen lépp loo toog war ko waxtaan ko moom muy sa àq ak sa yelleef da nga ko jot ci moom. diine ji ak social bi doon na loo xamante ni lu ko yitteel bu baax a baax la ba tax na rek am na ay infrastructure yoo xamante ni taxawal nañ ko si biir commune ba ñu daal di bàyyi ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi daal di ci indi ay seede. esplanade bi ñu daal di ko fi taxawal ndax mën nga ñëw ñëwaatal si njëriñ bi nga xamante ni moom la am. waaw mën nañ ci ñëw bu baax te sawar ci ñëw it ndax avant mu fi ñëw wala avant mu fi nekk dañ ci daan daj ay coono yu métti parce que boo xoolee mbaar bu toll nii duñ ko nar a def ci ay base te ak i bant ki tip dafay métti te it bu jublu si waan daanaka daan nañ def lu mat fukki fan wala ñaari semaine yoo xamante ne ci yitte lu taxawal baar mi rek ci la ñuy ne comme balaa ñoo am ay tip ay bant lañ dañ lekk di jënd ay xottu butéel di dem ci dëkk yi ñu wër di ci jënd lu bare sëriñ bi di ci dépassé xaay bu bëri mu jigi daayira yi fi ne góorgóorlu ba am ay tip am ay bâche waaye yooyu yëpp taxutoon mu mat te itam heure biñ ci daan def tamit temps la boo xamante ne day jël parce que dañ ciy def ñaari fan ñetti fan ba lu mat une semaine du mat fa tabarakallah kon bu ñu ci amee lii sant nañ ci bu baax a baax maire bi di gërëm ko ci lool xëy na li ñuy wax naan doon day jël ndox xëy na maire tamit suy mën lu am fu mu sukkandiku muy ci kaw muy état bi wante it nag balaa ñoo gërëm état moom la ñuy gërëm parce que lu tax moom la ñuy gërëm mooy financement bi mu ko defee fonds yi mu ko defee bu ko neexoon def ko leneen parce que bu ci tabaxoon ab stade wala mu tabax ci leneen tamit kat kenn du ko mën a corriger te it bi muy dem di ko jëli pour def ko duul ne conseil yi ñoo ko noonu boo demee def ko wala kenn moo ko waxoon ne boo demee def ko nangam ci initiative boppam xalaatu boppam ci la demee wane ne moom liñ koy jox mbaar la ci bëgg boo xamante ne da koy def Daaru Salaam fa tabarakallah bi mu ci jotee itam mu xam ci yitte lool taxaw ci defar ko ba mu nga xamante ne nii mu mel na ko muy loo xamante ne mboolem koo xamante ne waxuma sax ñi aju ci kër gi mais mboolem kuy julli rek ba yaakaar naa ne xolam set na ci bu ko gisee te itam wax dëgg yàlla fa tabarakallah ñëpp sant nañ ko ñëpp gërëm nañ ko ci parce que
comme li ma la wax ci gannaaw comme bu ko neexoon mu doon leneen su tànnee lii def ko ci tànn na li nga xamante ne képp ku aju fii wala képp ku jullit bu ko déggee sa xol sedd na te itam bi ma ko defee ba pare fa tabaarakallaa nit ñi sant nañ ci lool gërëm nañ ci te it noppal nañ ndax dañ daan def lu mat 15 jours yoo xamante ne wala lu ko jege ci problème mu mbaar mi rek ci la ñuy ne léegi nag amul dara xanaa ñëw bale rek lan suñu basante suñuy sees toog fa tabaarakallaa gërëm nañ ci bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo ko jox doole ji wala ñoo ko jox fond bi état bi président li aju ci moom fa tabaarakallaa ñoom itam dimbale ko ci jàppale ko parce que mënoon na wax tamit ñu kon ñoom itam biñ ko nangulee loolu apporté ko ñu defal ko wax dëgg yàlla suñu xol set nañ bu baax a baax xanaa di ñaan kay li ci des parce que liggéey bi matagul te itam du ci commencé léegi bëgg yàgg di ñaan kay xanaa li ci des ñu dimbali ba nga xamante ne dina mat li nga xamante ne moo ci aju woon yëpp ñu wax ne dañ ko ciy def ñu def ko ci loolu daal moom ñu koy ñaan di gërëm mer bu baax a baax a baax a baax a baax lii xëy na man kenn wax waaye defe naa ne képp koo xamante ne daan na ñëw fii di mbaar suñu ko laajoon tamit mën na wax lii wala mu wax sax lu ko raw gërëm nañ ko ci bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah. si wàllum courant bi monsieur le maire bàyyi ko benn yoon ginnaaw ndaxte électrification bi daal dina si def ay moyens yu am solo ngir rek dëkk yi nga xamante ni ñoo nekk si biir commune am ba ñu jàll di jote si wàllum courant. voilà fii mooy fan. fii mooy dàgg yiral. voilà sa tur ak sa sant. Fatou Seck. voilà monsieur. biñ koy wax jafe-jafe courant bii ñu courant wu dàgg moom génn na waaye dinaa si jàpp taxaw na si bu baax ba léegi gis nga sama dëkkuwaay ni mel néegi ñax laa yor waaye boo duggee si biir lépp ngi si biir lampe yaa ngi ci biir télé yaa ngi ci biir kon xam nga foofu jàpp na si. kon dañ koy remercier. yéen a ngi seetaan Pod ak Marichou. yëpp la ñuy seetaan ñu ngi seetaan Pod ñu ngi seetaan Marichou waaw am benn théâtre bu ñu ump léegi nga xam nga loolu yëpp moom moo ci la moo si jàpp xam naa ne am na dëkk yoo xamante ni xawoon nañ koo jox ginnaaw waaye dañoo réere woon mbir rek xamuñu woon moom mooy kan te dañoo yaakaar nag xale bu fi jaar rek la di jàll muy dëkk bu mag di dëkku Maaraab. man mii foofu laa jógee ñëw dàgg ji waaye fi ñu toll nii tey yaakaar naa ne léegi ànd nañu ak jërëjëf. waaw man la si Diallo maa ngi dëkk Dagg Seko bëgg a waxtaan ci problème maanaam li nga xamante ni mooy réalisé yi maire de Darou Salam Moustapha Thiam def ci Dagg Seko. voilà soo si doon ñëw yan la. su ma si doon ñëw tey pour wax yi nga xamante ni moom la fi réalisé mooy yi gën a wér mooy tey jii ni tey boo ñëwee Dagg Seko mu am na fi sant yàlla bu baax parce que tamit aussi instant yi ñu toll nii moom ñu ngi utiliser courant normal te wax dëgg yàlla jàpp na si doon na si jàmbaar yu am solo ci pour que ñu am loolu. nan ngeen ko dundee. waaw léegi sant yàlla bu baax parce que tey bu fekkee ne yow yaa ngi doon uti lu bëri si courant ci yeneen dëkk yi te tey jii nii ñu ngi fii nii mën ko utiliser te uti wuñ ko fenn ñun ngay sant yàlla bu baax ñu ngi siy gërëm bu baax. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay. présenté sa bopp. asalaamaaleykum maa ngi tudd El Hadj Malick Ndiaye dëkk Derta di Ndiaye. voilà monsieur le maire xam ngeen ko. waaw monsieur le maire xam nañ ko bu baax Moustapha Thiam. waaw lan la fi def. xam nañ ko bu baax. ah monsieur le maire li mu fi def moom bëri na. parce que avant mu nekk maire nekkoon na jeune boo xam ne xamee nañ ko comme acteur de développement. dëkk bi nag ah groupement yu bëri tey moo lay ñaax ngir sosu fi te ba mu leen sosoo ba pare heure bu ne da leen di jàppale ci financement avant mu nekk maire. waaw foofu daal la njëkk a amee moom relation waaw. électricité bii poto lampe yaa ngi nii ñu ngi ko commencé di defar waaw loo xam ne bëggoon nañ ko yàgg na mën naa wax plus de 5 ans ngi nii defoon nañ demande ci ASER pour ñu defal ñu courant mais boobu la ñu naan te ëllëg suba ngoon mais moom ci ay liggéey ci ay pexem ñëw na ba fexe ni suñ dëkk bi ñu installé ñu courant fii naa ne foog naa ne fu ñu samp poto yi boo commencé samp fii li am nañ ci yaakaar waaw.
loolu daal xam nañ ne Moustapha Thiam def na ko. mbokk yi nga xamante ni yéen ñuy seetaat na mbégteeg bànneex la ñuy am saa su nekk di ànd ak yéen si programme yi nga xamante ni RIP Info TV da koy dawal si biir département bu Nioro tey nag li nga xamante ni moom moo ñu soxaloon nekkoon na commune bu Darou Salam ñu leen di jaajëfal bu baax a baax fépp foo xamante ni yéen a ngay fa di suivre li nga xamante ni moo di suñuy programme ki nga xamante ni moo nekkoon si kaddu gi di Sékou Diallo di leen jaajëfal bu baax te bu leen fàtte benn yoon daal di abonné si seen chaîne YouTube RIP Info TV jaageen jëf